Production présente. waaye Lamine am na sànni nga may sànni. maa la ko wax Jamaïcain. Demba ak yow. Ouya dana ko dóor dana ko gaañ. la ilaha illallah. problème am na yembu bii nii. jël amul yembu may ginde. ku daan. la ilaha. ku daan. yembu daan na yaaw jaal. yembu daan na yaaw jaal. waaye yembu am fulla. sama yembu am fulla. maanaam ma imam. yembay gaynde mooy am fulla. non. fulla rek la ko jaay daan ko. yembu daan na ko. fulla la ko jaay ba daan ko. fulla la ko jaay ba daan ko. Lamine xoolal sama réalisateur. waaw wanaan ñu ko joxaatee image bi. wanaan ñu ko. téye ko fa bu ñekkee suuf nga téye ko fa. ndax gaa ngi koy laam-laamee. lu la dem ñoo koy leeral. lu la dem dina fi leer tey. seetal ma loolu. ngir wëral ma yaaw indil ma. ana Omar Diop. yembu daan na yaaw jaal. yaaw daa soxor. dara tey la jàpp. mais est-ce que xam nga yemb daa mën a bëre. daa mën a bëree daan na ko. yembu daan na ko. yaaw daal daa teg fekk. nan la ko yemb daal. yembu dafa jàpp dem déplacement balaa. xoolal combat bi. Leuz mayaat ñu ko Leuz mayaat ko combat bi. mayaat ma ko. Jamaïcain song ba. Lamine. avant jàpp bi. yembu da ko jàpp yaaw jaal kon ko di ko dóor. Ama Sène ak nee naa la tey daa am bëre. Ama Sène a ngi noonu sëbi Samba Xoyaan. ay bu Andoy bëree na ak Modou Anta. di nuyu Abdou Xarañ Lo Mame Balla Gaye. moom lañ toog ak ci plateau bi. Tuuti Yaay Sarr Soobu Garga Serigne. fa seen commande la commande. arbitre sifflé na Jamaïcain. Malick Ngom sifflé na diggante Modou Anta ak Diène Kaïré. Modou Anta moo nekkee droite. Diène Kaïré Modou Anta ngi dox Diène noonu. Kaïré moo féetee gauche moo ñëwoon ginnaaw Diène Kaïré. Modou Anta lan la teg ni droite wala gauche. Diène Kaïré moo féetee droite léegi. lan la teg ban pied gauche wala droite. non Diène Kaïré pied gauche la teg. non Modou Anta laa wax. xaaral. Modou Anta droite la teg. droite la teg. Diène Kaïré moo teg gauche. waaw. fausse garde la garde normale. Diène Kaïré nag daana am jafe-jafe ci xeex ak pied droite. Modou Anta Diène Kaïré ñu ngi leewtoo. ñaari mbëri tolloo nuroo. bokk Medina bokk Thiès bokk Sénégal. ñoo ngi leewaatoo. ba léegi dara amagul. Diène Kaïré Modou Anta ngeen jekkaar loolu Jamaïcain. Diène Kaïré moo ngemb wax si bi. Modou Anta moo ngemb bu weex bi jàkkaarloo ñun. Diène Kaïré moo takk yi vert yi. waaye lu waay gis lu waay xamante boo gis jam lu waay xamante boo gisee nen na ngi réew mi waa xam nañ Italie Modou Anta. Diène Kaïré moo ñu féetee ginnaaw. ma ne waa ko Dubaï Diène Kaïré moo ñu féetee ginnaaw. réew mi xam nañ Modou Anta. waa Belgique waa France waa États-Unis. fu waay mën a nekk diaspora ba léegi dara amagul. Lamine di nuyu sama maman Roxi Malick Lo. maa ngi koy ziar bu baax a baax. waaye ba léegi dara amagul koy Jamaïcain. nuyu bu baax a baax jigéen di mën koor fële ca Gambia. Roqi Malick waaw ñu ngi koy bégee. di nuyu njabootam yëpp. Diène Kaïré Modou Anta. nga ni Diène. ni mu taxawee nii bu ko bàyyiwul dina dem. nga gis. waaw nga tàng bi si kanam te ko dëru si da ko bàyyi pour dem soit day dem pour song wala mu dem dóor. Lamine bëree wax ak yow. waaw Moussa Ndoye mi bëree benn mbër mi may wax ak yow. fi mu ko teg noonu maa la ko wax. dafa mel ni Modou Anta da koo bëgg a yéen combat bi nag. su bëggee yéen combat bi. su mammee dafa fekk dara de boo xamul li muy mammee. ni mu tegee tànk bi dafa dem pour song wala mu dem pour dóor mais Diène si dem la jëm. garaaw. la muy saf ku ko macca ko xam tam Moussa Ndoye da koo macc. su ma juumul yaa njëkk daan Modou Anta. maa ko njëkk a daan li muy sóoraale dafa am tuuti lu ne si man nekk si xale bi sóoraale da ko sóoraale moom Modou Anta si boppam sóoraale na loolu. ba sóoraale booy bi. mbëru tefes dafa am la nga xam ni day ne si ñoom. lan la. benn caay-caay ba xam boo dee ñëw dinañ xam ni ñuy def ak yow. ba mel dafa bëgg a diriger combat bi. dafa dem na lamb du ko dindi de. Diène Kaïré fils de Kaïré Lac de Guiers 1 sa États-Unis nooyeetul Lac de Guiers macal suukar. li ci yéeme mooy Diène Kaïré ci kanam. Lac bu de nekkul ci kéew day nuru ragal tàngal sa te doomay dégg naa bëree. mu ëpp fit ci réew mi. Diène Kaïré Modou Anta cey Modou Anta. Thiès nooyeetuñ Kaïré ngay lew too Lamine. pencu Madina Fall. Lamine Modou yow la Anta ñuy Diène déglu Kaïré. nga libéré leen.
waa Thiès yow la ñuy déglu nga libéré leen Modou Anta waa Kër Ndiaye Lo waa Medina di déglu Diène Kaïré songo amagul Baba Diaw foo féete cokkaas amagul kenn nee na ma sama rakk la nee na combat bu am ma solu génn ma sol tiset bi wàcc bëre leen balaa Malick Ngom di wax ak yéen géew bi yaatu na dagg yombul fi def leen li leen war amateur yaa ngi ci kaw di leen Modou Anta génn ah yónni na benn loxo ma ne ko sànni na Moussa Ndoye Diène cokkaas na Modou Anta Diène Diouf Kaïré moo cokkaas Modou Anta noonu xel lay Moussa Ndoye di bëre instant bi xel wala boog Modou Anta xel lay bëre instant bi vigilant bu baax si combat bi par rapport ak combat yi mu daan ñëw di la wan ni la maa la doole maa la mën maa dàq bëre li ma la wax si Diène li ma la wax si Diène dara du ko dindi taxaw bi mu taxaw ni day songi day si ko dina ko songi wala mu dóor ko jàppante nañ Rofo dóor na benn épercule Modou Anta jàpp lay wër ma ngay sar sa ngemb Diène sol na ko benn loxo bi Diène sol na benn loxo Modou Anta ngemb lay wër jàppagul Diène sol na ko benn loxo bi Diène Diouf Kaïré ngi naa Rofo nañ ñaari mbëri Diène Kaïré Modou Anta Diène Kaïré di ci nuyu Ousa Sow depuis France Ousa ndeysaan yàlla na sa jàmm yàgg Ousa Sow fi mu téye ci téere mbagg yi la téye ndeysaan dañoo jàpp sama xel dem ci Ousa Sow bëre woon na fi ak Modou Anta Diène Kaïré bu bëggee bëre loxo ba mu téye moo koy Diène day takk wala boog Modou Anta takk lay bëre su moytul dina sori ci Diène de Diène téye ngemb ah moo daan day takk maa bi Modou Anta li muy ut moo koy njëkk a am na ngemb Diène dugal na loxo moom tamit Modou Anta rasu na Diène Diouf Kaïré moo leen wan ginnaaw expérience contre ñaari mbëri Rofo Modou Anta ngoy jaay xelu mag jàpp na ngemb ba pare xañ Diène Kaïré ngemb Lamine waaw est-ce que wéy la fàq mën na am fii fàq est-ce que mën na am fii Moussa fàqat mën na am fàqat mën na am waaw bu fàqati am Modou Anta moo mën a fàqat moo jàpp position bu muy fàqate waaw Modou Anta Diène Kaïré Modou Anta ni mu takkee ngembam du neex a jàpp Lamine mais ni mu ko ndengeeñee tamit pour mu fàqat ko foog mu dindi bopp foog mu dindi boppam foog mu dindi boppam teg ko si épaule bi position bi arrangé wul Diène Kaïré jàppante bi ndax Modou Anta da ko ndengeeñ te ndengeeñ bi bu yàggee da koy sonal doon maay moom Diène Kaïré fu mu dugal loxo da koy dindi ndengeeñ dañ ko interdit woon ci lamb ji ci bëre simple bi lañ ko interdit même bëre door ah ndengeeñ nag mënut a ñàkk waaye ndengeeñ ci bëre la bokk Modou Anta ak Diène Kaïré ndax du ko takk Diène a ngi koy fàq Diène a ngi koy kor na ko door na ko Diène Kaïré am na ngemb da koo door na ko siggil ma jàpp Diène Kaïré Modou Anta caxabal Diène Kaïré kal daan na ko la ilaha illallah Modou Anta Diène Kaïré daan na la Diène Kaïré daan na Modou Anta Diène Kaïré daan na def na yëfu jala def na yëfi ndaanaan ma ngay daw Modou Anta ngay daw def na la ilaha illallah da koo bàyyee bëri bi mu daan ko def na yëfu ndaanaan posé na ko daan na ko bàyyi naa ko ak lépp Modou Anta koo bàyyee bëri bi mu daan ko Diène Kaïré moo bëre moo daan Diène Kaïré def na jaloore Diène Kaïré bëri na daan am na ku ma ko waxoon ah waaw di ñaanal ñëpp jàmm Lamine am na ku ma waxoon ne ma di woo Diène Kaïré day daan Modou Anta di woo waaye doy na waar di woo waaye rax yëpp Lamine di nuyu ñëpp di wax ni Assane Ndiaye ak Assane Ndiaye ak Ndiogu combat bi seen combat la di woo monsieur le maire Babacar Mbengue honorable député Fatou Diouf woo waaye rax yëpp waa Kër Mbaye Fall bàyyiwuma kenn woo ñëpp ñu ma bokkal fukki penc ak ñaari ñi lay jàppale ci diaspora bi woo leen parce que ñoom ñëpp instant bi fii rek lañ koy amee waa diaspora bi bàyyiwuma kenn Serigne Dour Papa Ndiaye Ala Ndiaye Madiop Diaw Papa Diagne Doy bàyyiwuma kenn ñeen waa jàpp diaspora léegi ñu dem ci ralentir bi nga jàngatal ma combat bi nga wan ma nu ko daane waxal waaw Diène Kaïré gis nga ko bi ma la waxee na dindi loxo bi si la loxo bi génn si la ko daw fàqat dóor ko kal mu bañ gis nga ko dëgg mu xëw mu Modou Anta wéyle mu remplacé ko boo xoolee lii am na sama combat ak Modou Anta bi mu doolee dugalee wéyle dama ko remplacé li mu ko remplacé demi flexion bi mu am doole si la Diène bëri ak moom si la ko dóor tànk mu daw teg benn genou mu daw topp ko da ko kal rek dàq kal dàq ko quoi yàlla na jàmm yàgg jërëjëf daan naa ci yow te Gris Bordeaux suma président ngi nii président tous les temps yaa nu ko tàmmal donc ñu ngi noonu yaa nu ko tàmmal
donc daal kenn du moom. mi ngi noonu de. ambiance su lamb ngi noonu. waaw. ngay ñaari mbëri noppi nañu de. ñaari mbëri jar nañ ko. jar nañu ko ay révélation lañu ku ci nekk jaay nga sa bopp ci lamb. waaw. Serigne Mar duyu naa la. Serigne Mar. soxna Maam Faty Mbacké nuyu naa la. moom sëñ Sidi. moom sëñ Abdoulaat. ndeysaan. moom Serigne Touba. ndeysaan. kookoy soppay Xaadim Mbay. ndeysaan. Xaadim bëgg sëñ Fallou. ndeysaan. ma jarbaat sama xarit. maa ngi nuyu sëñ Abdou Karim. sëñ Abdou Karim Mbacké mu sëñ Fallou. ndeysaan ñoom ñaar. waaw. arbitre baa ngi wax ak ñoom. man maay arbitre. arbitre bi avertir na Sa Thiès. waaw ku ne da nga laalal sa morom gàllaaj. avertir na Moussa Ndoye ku nekk am nga benn avertissement. 20h56 minutes. Sa Thiès Moussa Ndoye arbitre bi laaj na leen ndax pare nanu. arbitre bi sifflé na. ana mbokk ya xarit ya soppe ya ña daan wax. waaw. ñooñu ñëpp tey ji dootoo leen dégg. ñoom ñaar ñëpp pied gauche lañu ñoom jiital. ñaar rek ñoo nekk ci diggu géew bi pied gauche lañu jiital paala. waaw waaw. Leewtoo bu sori la nag ñoom ñaar. waaye xam naa ne yàgg dinañ daje. non waaw waaw. li round d'observation la rek. il faut ñu xoolante. loolu la. d'observation léemu waale. ndeysaan. député yi doon xeex assemblée. waaw. xeexloo wun leen. waaw waaw. ay projet de loi lañ leen laaj. Bécaye ak saaga sax. di saagaaka mel ni ñu ne ci diggu làmb. billaay yéen wallaay. mbër yi sax a leen tane. billaay ñaaw génn na. ay député génn. ñaaw na. di concours maa ko jëkk a dóor. ñaaw na. di concours kii moo dóor kay moo man kay moo man. ñi bu ngeen bëggee xeex ñëw leen Gaston tëggal leen combat. ku ci ne di wane ni nga doon dóore. combat yaa ngi. député nag loolu du cëram foofu du xeexukaay. déedéet. foofu Lamine Gueye ko yoroon. ndeysaan Lamine Gueye. Amadou Cissé Dia. ndeysaan. ñoo ko yoroon. est-ce que. Daouda Sow. daay ñoo ko yoroon. waaw waaw Abdou Aziz Ndaw. Abdou Aziz Ndaw ñoo ko yoroon. kilifa yooyu daawuñu xeex. déedéet. ñoom ñaar ñu ngi leewto. ndeysaan. ñoom ñaar ñu ngi leewto. Sa Thiès Moussa Ndoye. Sa Thiès mën taxaar Bécaye ci kawam la jëm. ñu ngi doorante Moussa Ndoye Sa Thiès. Moussa Ndoye jël na Sa Thiès. jël na ko Moussa de Ndoye jël na Sa Thiès laa ilaaha illallaah. jeexagul de. daanoogul. jeexagul frappe daanoogul. ngi door jeexagul de. oh. daan na ko. jeex na. Moussa Ndoye daanu na. yàgg na. Sa Thiès Moussa daan Ndoye na daanu na Sa Thiès daan na Moussa Ndoye. waaw waaw yàgg na. ah oui. Sa Thiès daan na Moussa Ndoye. mën taxaar ci kaw nee naa la woon ci dugub kawam ba la jëm. baaxul. ca kawam la jëm. dugub ba baaxul. dugub baaxul ba pare waa ji diis na ci moom. waa ji dafa diis, diis dafa na luur yenu lool. na. dafa luur. mais demul. demul waa ji diis na ci moom. waaw. yenu na mais demul. demul. wa entraîneur am na ko fa fekk. waaw. noonu la lamb. lamb xamal noonu ko la. nii la. waaw waaw. Sa Thiès lii mooy bërëm parce que moom il est toujours offensif. il est offensif. moom du xaar. déedéet. waaw après round d'observation bi day sogg te ci loolu sa kaw la jëm si. bëre nga li nga war a bëre. bëri na lu mu war a bëre. bilaay. waaye lamba ngi nii. waaw. lamba ngi nii. lamba ngi nii. lamba ngi nii. Sa Thiès daan na Moussa Ndoye. daan na ko jël bu set wecc. jël bu set. waaw waaw. jël bu amul benn werante. waaw. waa ñu xoolaat combat bi. waaw. waaw. oh. dafa fekk loxo ba wër ko waaw. ndombo. Sa Thiès da ko doon tuur sax tuur bee mooy. waaw.
non non mënta ne. mënta ne. mënta ne. la Bécaye doon wax daanu. daanu daaneel. mënta ne. daanu daaneel mënta ne. mënta ne. ah jël wi leer na nañ. wax dëgg yàlla jël bi leer na amul benn werante. waaw amul benn werante. amul benn werante. waaw lii mooy lamb. waaw Moussa Ndoye ak Sa Thiès a ngi noonu. li rafet na il est très sportif nag Moussa Ndoye. waaw Moussa ko sportif la. waaw ku gëm sëriñam lii te lii day tax supporter yi xam ni fu bëre sport la woon. sport la loolu la. sport la. lamb dafa laaj fair play te fii daa bu toll Bécaye dafa laaj ñu dalal. il faut kenn daan kenn daanu. il faut kenn daan kenn daanu. il faut kenn daan kenn daanu. indi leen ba Sa Thiès fii. kon Sa Thiès s'est relancé. et laxaat. il faut mu ñëw. il faut mu ñëw. il faut mu ñëw noonu la. waaw bëre nañ bëre bu gaaw. bëre bu leer bëre bu neex. ñoom ñaar ñëpp bu nu mënee ñëw c'est bon. waaw. ndaxte sport la. waaw ñii ñoom bëri nañu c'est normal c'est légal. lii mooy yoon. ñii xeex nañu c'est légal. boo ñëwee da ngay bëre waaye député buy xeex c'est pas légal. ñii lii moo tax ñu fay leen. waaye ñii lii tax ñu fay leen. waaw. am nañ jom xam nga ñii dañuy bëri. xeex ñu ne ñii danoo am jom. danoo am fulla. waaw li danoo am ngor. ci ngar mi la bokk. waaye bu dee député nga xeex dañ naan dafa ñàkk jom. parce que député yi faluñu leen pour loolu Bécaye. député yi seen amul jom. seen loolu leneen la. ña ngi ko yóbbu fee. hélas pour mu waxal mu suñu réew muy dóore. muy xeex. jaaduwul. ah ñii Maguette Sène président Macky Sall du am problème. macha allah dëgg la foofu daal laay yem man. am na solo président Macky Sall su am na solo ñëpp meloon ni Maguette Sène. am na solo président Macky Sall du am problème parce que président Macky Sall ku ko xamul rek ay wax wala di ko critiquer. oui nit bu baax la nit du liggéeykat la liggéeykat li bëgg. mais nag buggul ay naxekat. malgré que rek ku dul juum amul ndax naxekat yi bari nañ. dëgg la mais daal yàlla na koy yàlla. amiin xiir gi ay nit ñu mel ni Maguette Sène. amiin yàlla mais tey chapeau bi ngeen di tey. ah tey chapeau bi ngeen di waaw quoi. tey chapeau bi laay Maguette ko war. Maguette a ko waral. mais ana kan bi. waaw monsieur le maire. waaw monsieur le maire waaw. ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu bu baax. di la dalal jàmm. jërëjëf. ci sa kër. waaw parce que xam nañu ne ku bëgg cosaan nga. dëgg la ku bëgg culture nga. dëgg la mais comme yëg-yëg ci ndaw ñi nga. dëgg la. Sala monsieur le maire Ngok. waaw monsieur le maire. mais en tant que directeur général bu COUD. mais man li may sama question. dama gis ni daal université. am nga benn complicité avec les étudiants. secret bi lan la. waaw du dara budul maa leen di nuyu d'abord di jaajëfal waa ITV di rafetlu seen liggéey ci Sénégal waaye pour répondre directement ci sa question étudiant moom sunu doom la sunu jarbaat la sunu rakk la boo ko xoolee bët boobu rek jox ko cër boobu moom tamit mu xool la bëtu baay bëtu mag bëtu nijaay Sénégal yëpp a mel noonu koo jox cër mu jox la cër. dëgg la soo bëggee nit jox la cër jox ko cër rek loolu la ñuy jëflante ak ñoom teg leen fañ leen war a teg am yërmande ci ñoom ndax président Macky Sall moo jël seen loxo teg ko ci sama loxo seen i waajur jël seen loxo teg ko ci loxo président Macky Sall kon boog man bët boobu laa leen di xoolee yërmande boobu laay jëflante ak ñoom. bëtu baay ak doom la. bu ngoog mais tey bis bi Gaston jël bis bi jox la mu doon bis boo xam ne ñu ngi ko doon préparation bi day keroog face à face ba Baba Ndiaye ñun ñëpp doon seetaan suñu yaram dafa daw. dëgg la ñu gis ni Gaston yéen ñaari kor ngeen léegi Gaston li mu wax te Gaston ku ko xam il n'est pas franc aux yeux. déedéet du wax lu mu gëmul mu ne président Macky Sall ba amoon ñaari Maguette Sène kon réew mi jëm kanam sa diggante ak Gaston nga wax ñu relation bi lan la d'abord. waaw Gaston déjà drapeau bi nga xam ne tuddee na la ko parce que Gaston lu ñu koy gis muy tuddee nit drapeau bëriwul. waaw loolu yëpp dama ko ci delloo njukkal di ko ci jaajëfal Gaston li tax ma jàpp ko gëm gi mu gëm président taxaw di ko défendre partout ba pare am ci gëm-gëm amul ci lu mu ciy complexé. monsieur le maire. mais nga may ñu rek tuuti. DG ñu dem ci combat bi. après ci Santa Ñinga Wës Jàmbaar Santa Ñinga. ñu ngi noonu alors Wës Jàmbaar tamit moom dafa combat de rachat la ci moom. parce que xam nga ne combat bi nga xam ne Sa Thiès bëri na ko fii daan fii Issa Pouye. boobu dañ ko fi daanoon tey nag dafa ñëw ngir wanewaat boppam. waaye maanaam daal ngir fay. naat bi xorom Wës a ngi duma Santa na def très attention. waaw xam nga xale. waaw Wës fi mu ne nii dafa am lu muy jëli. jàppante nañu ñoom ñaar jàppoon nañu ñoom ñaar. Santa Wës Jàmbaar ñaari xale yi ku ne bal nga sa morom. combat bi amul mayante parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci yoon amul sa round d'observation dañu daw rek daje. Wës na def attention Santa néewul doole. Santa néewul doole. mag bu fayul boppam la. waaye Wës mi ngi manœuvrer. Wës mi ngi manœuvrer.
Weuz Diambar Santa Gningue ndeysaan fii ci arène nationale mu doon dimanche 28 novembre 2021 ñoom ñaar ñëpp dañoo teen seen bopp yi. waaw dañu tent ñoom ñaar moo tax boo leen xàmmeewul sax doo leen mën a xàmmee. waaw Weuz moo nekk nii ci kaw. Weuz moo nekk nii ci suuf. day la Santa daan na ko. Santa daan na ko. C'est l'expérience qui fait la différence. Santa daan na ko. L'expérience qui fait la différence. Santa daan na Weuz Diambar. On attend l'arbitre. On attend l'arbitre. Santa Gningue daan na Weuz Diambar. Santa daan na ko kon Santa retour gagnant la def. Retour gagnant la def. Santa daan na Weuz Diambar. mu nekk première victoire. waaw ci waa Mbour. bu benn mag am waaw benn xale. mu des Zoss Alioune Seye 2. ci waa Mbour. ci waa Mbour. dëgg la ko daan nag. expérience dëgg la ko jaay daan ko. mais je crois que Weuz aussi am na problème mu encadrement. parce que son dernier combat contre Youssou Ndour. fii bu Tëngéej. tout le monde le donnait favori. mu def un grand combat. mais malheureusement physiquement il s'est épuisé. donc loolu moo waral tey xañ na mu changé stratégie. bi ko Santa attaqué mu riposté. mais mu fekk fa. waay gars yi nañu gaaw waay. effectivement ndax Zoss ak Aliou Seye ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci digg géew gi. waaw sunu kanam. te vraiment géew gi sori nañu. na kii ñëw na ki yore kii bi la quoi je crois. mais Aliou Seye dafa mel ni moo ëpp Aliou Seye moo xam ne moo sut Zoss moo ko ëpp tamit. sur la taille. ah sur la taille tolluwuñu. waaye Aliou Seye moo sut tuuti. waaw sur la taille tolluwuñu. Aliou Seye moo sut. Zoss moo gën a féete ndaw boo gàtt. mais loolu amul importance tellement ci combat. Zoss mais nag il faut faire très attention. Aliou Seye 2. waaw li mu indi contre Issa Pouye bu ko bëreeg Zoss mun na am du metteel. parce que Zoss day mbër moo xam ni. heure boo yëkkatee kurbañ day xool. Zoss daanaan la day xool. parce que ragalul. parce que ragalul du daw kurbañ. day xool voilà. et puis en tout cas c'est un combat à enjeu. coup d'envoi combat ba dem na. arbitre bi sifflé na. ci diggante Aliou Seye numéro 2 ak Zoss. Zoss bu écrit dóor dóoraat. ku ci nekk tànku ndijoor nga teg. ñu ngay leetoo. ku ci nekk tànku ndijoor nga teg. donc je dis que actuellement ñoom ñaan ñëpp dañu bokk garde. garde à droite lañ def garde rapproché. donc boo gisee Zoss mi ngi dox ci kawam. Zoss doon na Aliou Seye teg ñaari pas arrière. donc mi ngi attaqué mais écartement tànk Zoss. waaye ba tey nag ñu ngi leetoo. ñaari tànk Zoss dañu yaatu. donc stabilité bi amu ko. daw na jëli ko. Aliou Seye ngi doon Aliou Seye jëli na ko Zoss jël na ko. Zoss loxo bi. loxo ba. génn na Zoss dafa jël coup jàpp na loxo bi. non dafa jël coup. non dafa jël coup parce que. dafa jël coup di serré lapataake bi. waaw dafa jël coup. jàpp na loxo ah. dafa jël coup. loxo bi dafa mel dafa simmeeku. dafa mel loxo bi moo simmeeku. loxo bee simmeeku mu attaqué moo baaxul. les revenants. les revenants. mbaa combat fii. mbaa combat bi fi yam bu mënatul dem dañ koy jëlee jox Aliou Seye mbaa combat bi fi yam. non moo bëggul mu yem fii. parce que décision médicale lay doon. ah oui. ça c'est une mauvaise opération. c'est une très mauvaise opération. attention Zoss. Zoss jàpp na loxo bi génn daw. non bu fekkee jàpp na loxo bi génn arrière génn saako bu fekkee simeekuwul mën na bëriwaat mais bu simeekoo mais médicalement médecin bi ci kanam gi la nekk. waaw ci kanam gi lay xooltul loxo bi. donc kon daa jël coup. waaw dafa jël coup daa jël coup. dafa jël coup def simulation ci loxo bi. def simulation ci loxo bi génn. dama jël coup def simulation ci loxo bi. waaw parce que daanaan la nag parce que gis naa uppercut bi nga xam ne moom la ko xale bi génnee dafa enchaîné ñaari uppercut jàpp ñett yu baax. coup de dégagement la. Sala xam nga Aliou Seye dafa am stratégie. arbitre bi donc jeex na arrêté jeex na non jeex na décision médicale war naa la sànq décision médicale la. kon Aliou Seye numéro 2 daan na Zoss. ñu dellu si combat bi. Zoss dafa blessé ci kanam. décision médicale gisuñu blessure bi nag. même ñu dellu si combat bi parce que boo nekkee un revenant nga toog temps boo xam te ni 3 ans ak 4 ans 2 mois à la compétition. nga fekkee un jeune très ambitieux jóge ci victoire par un KO yow nga jóge ci 3 KO successivement donc am na principe de taille yoo ko attaqué. donc bi mu ko attaqué ba jàppante nee na la Zoss taxawaay bi baaxul parce que ñaar tànk yi dañuy yàqu. waroon nañ ni round d'observation. xam nga Baba. oui El Hadj. Sala lii kawo la. kawo la. xam nga lan mooy kawo. kawo kawo du sudde. déedéet. kawo mooy gëlëm. gëlëm. lii kawo la de. kawo. Issa Pouye dafa kawo chuté. kii dafa kawo abandonné. kawo abandonné. abandonné. voilà. il faut mais Zoss
Zoss indiwul round d'observation dafa ñëw rek patam mais Zoss waru woon a bëree noonu. sama xam-xam est-ce que noonu la waroon bëree. sama xam-xam warul bëree noonu. warul bëree noonu. warul bëree noonu sama xam-xam. xam nga boo leen déggee moom. mu ngi lay wax ne écartu tànk yi. baaxul moom mii. mu ngi leen wax écartu tànk yi baaxul. baaxul. parce que li mu ci calculé. mooy bu waa ji demee àll la soog. voilà. parce que y a deux positions de combat. y a Fudadashi, y a Jinkotsu. Jinkotsu ce pied devant da koy flèche bi ci des nga tendre ko. avec mu nekk lu restreint. mais écartement bi dafa bari. écart équilibré amul équilibre. boo dégloo dama lay expliquer. waay Zoss dafa warul attaqué. warul attaqué. dafa warul xaar. warul bëree nii warul bëree nii. donc Aliou Seye tout le monde sait que ñi lay bëree. waay ni lay bëree Issa Pouye. ni Santa bëree noonu la Zoss waroon a bëree. mais c'est le contraire. Aliou Seye moo waroon a mooy xale mooy wut. moo waroon wut attaque si bi mu attaqué. donc bu jàppante nee na la écartement tànk yi baaxul. Aliou Seye il s'est déplacé. changé de rotation. def rotation oui. maintenant pied droit bi au lieu bu ne ci kanam ci ginnaaw la ko indi. donc jëndal pied gauche donc jël ko coup. mais Zoss dafa jël coup. mais xam nga non seulement un coup fatal. les 3 derniers combats dafa jël KO la. bii mooy 4e bi KO la. non seulement KO donc Zoss am na ñaari jàngat. waaw war nañ ko préparer ci garde. parce que mbër sax wax naa la ko boo mënta door na nga mën paare boo mënul paare na nga mën a moytu. effectivement. xam nga tey moytuwul paare wul. non ça c'est une déception totale. donc voilà c'est ça. c'est une déception totale il faut oser le dire. c'est ça parce que nit ki buy ñëw pour un retour. c'est war nga marquer ses empreintes. waaw vraiment vraiment c'est ça warul woon a bëree nii daal. waroon na def round d'observation taxaw tuuti xaar. xool exactement adversaire lan la indi. voilà sport doo ci génn pendant 3 ans 4 ans bëgg a ñëw andi. yow bëgg a dox ci bëgg a imposer way. il faut mu am léegi nag du mbër bu ñu imposer. jàngat mu am ci. Baba au début nee naa la mbër bu gëjee compétir day perte ay repères am. lamb moo ci raw gis nga lamb. repère la gis nga boo duggee boo jàpp si liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci suba ak léegi ci ITV waaye nag dellusiwaat nañu fii ci arène nationale bu Sénégal Gaston Production woote waat ñu fii ci première journée ci saison de lutte 2021 2022 Forza ak ki nga xam ne moom mooy doomi Mbour gi di Pakala nekk grand combat bi ndax xam nga ne sànq léegi nii Aliou Seye numéro 2 moom moo daan kii di Zoss ci décision médicale ndax nag combat ba moom mënu woon àgg ndax Zoss dafa amee gaañu en tout cas Omez. waaw Alaaji Sall Bigué. waaw Alaaji Baba Ndiaye ñu ngi ba tey en direct ci ITV ñu wax la ne nag ñu ngi dalal ak sunu beneen promoteur moom tamit jëm ci beneen événement le 9 janvier incha allah kii diggante kon Ndiaye Tine ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione numéro 2. ayca. Ibrahima Diop waaw. Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi jëm ci événement le 9 incha allah lan ngay wax amateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy soppeek mbër yi. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar Omez. maa ngi lay fay bu baax di ziar kilifa di ziar Sall Bigué. maa lay fay di nuyu waa ITV yëpp di nuyu seen kilifa yi. di leen ziar bu baax a baax di nuyu amateurs yëpp. waaw ñun ñoo ngi waaj le 9 janvier incha allah ci diggante Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior stade Iba Mar Diop ak diggante Ndiaga Thiam bu Pape Diop Basson ak diggante Boy Niang bu Niang ñoo ngi ciy woo amateur yëpp. ak le 9 janvier la le 9 janvier incha allahu rabbi. lépp luy aada ak cosaan stade Iba Mar. stade Iba Mar. waaw lépp luy aada ak cosaan dina fa feeñ incha allahu rabbi ak wàllu innovation lu bëri ñoo ngi ciy waajal lu bëree bëri pour innover. dégg naa yaa ngi jàppale mbëri bu baax a baax. waaw xam nga lamb dafa xaw a metti te boo juddoo ci benn gox bu mel ni Pikine nga yaroo fa màggee fa tey suñu borom am lu mu la wërsëgal tuuti dafay rafet nga gersu leen rawatina nag ñu nekk ci mbokki lamb te lamb loolu la laaj ñëpp benn famille la koo ci defal benn rek mel ni ñëpp nga defal mënuñu nag mais ñoo ngi jéem ci li ñuy mën mu néew mu bëri. ñu jàppale leen daal. jërëjëf mais bi mooy deuxième journée bi ah. le 9 mooy sa deuxième journée wala mooy première journée. mooy sama première journée incha allah mais fas yéene nañoo def ay journée. waaw ñëwuñu pour benn mais ay. mais le 9 daal mooy baptême de feu bi. le 9 incha allah mooy baptême de feu bi. yàlla ci yàlla yóbboo jàmm dëgg yàlla maa ngi ciy am yéene nag liggéey ci ak ITV. waaw incha allah télé bu mag bi. incha allah am naa yéene. walaay ñëwal yéene ci ak ñoom. xoolal tàllal naa leen loxo. képp kuy ndawu Sénégal ñoom. képp kuy ndawu Sénégal. te am yéene ci réew mi ñu ngi lay woo. ñëwal
parce que nag ñun loolu lañu bëgg jàppale ndaw yëpp liggéey rek jàppale liggéeykat yëpp liggéey rek loolu nag mooy sunu yéene incha allah rabbi en tout cas jërëjëf incha allah yàlla yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam incha allah jërëjëf Ibrahima merci jërëjëf Ibrahima jërëjëf waaw waa Alioune Seye mooy ñëw noonu xam nga Baba waaw grand combat bi boo dee xool Alioune Seye grand combat bi jaaral ne ñëwal ne ay bu ko def affaire booy géeje waay xooleen liiru jaan waay man liir rek laay wër waaw mais fils Alioune Seye waaw mais mon fils félicitations mais ñu ngi lay féliciter liiru ñu ngi lay féliciter bu baax a baax merci yaa ngi en direct mais image moo ñëwul. mais yaa ngi en direct à la télévision. gaa ngi lay seetaan partout dans le monde. jërëjëf liiru jaajëf. combat bi ñëpp ñu ngi ko doon xaar te je sais que yow tam yaa ngi ko doon xaar comme ni ko Sénégalais yëpp doon xaaree mu nekkoon un combat capital ci yow parce que nag combat bi am na bu baax a baax fu mu la jëlee mais am na fu mu lay yóbbu. parce que Zoss kenn doon ko présenté ñëpp ci doon ndax jàpp nañu Zoss moom c'est un briseur de rêve maanaam nit ñi rawatina mbër yi yaakaar bu ñu am da koy tas tey mu ñëw nga def ko nii def ko daan ko par décision médicale alors déjà combat bi nan nga ko préparé ak tey lan ngay wax tey Sénégal yëpp nga xam ne tey ñu ngi doon seetaan à travers ITV. waaw gannaaw baatu onze billahi mina seytaan dañuy sant yàlla di julli si yonent bu baax a baax di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke ko borom Daaru Salaam ak mu yàgg fi loolu déwén amiin di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla rek moo war wax dëgg yàlla di jongante ak sa moromu jullit wala sa moromu góor yàlla may la xañ ko loolu moom day na sant yàlla di sant yàlla bu baax a baax di wax ne combat pare nañ ko comme yeneen combat yi rek xëy na lii la yàlla namm dañ koy sant yàlla daal. est-ce que da nga doon bëri ak pression. non man moom musuma am pression ci làmb mooy comme ni ma koy waxee rek li ngay def boo ko mënee moom dara du la gaaw a yëngal bu dee xeex mën naa ko bu dee bëree mën naa ko gisuma daal lu ma tële ci làmb. parce que combat bi dafa am fu mu lay yóbbu. waaw ndax Zoss ndaanaan la bëri na fi ay ndaanaan bu ne daan na fi ay ndaanaan daan nañ ko kon su ma bëree moom daan ko am na fu ma yóbbu loolu dañ ciy sant yàlla daal dañ ciy sant yàlla baax a baax. waaw mais fils ñu ñëw ci combat bi ñëpp dañ ñu woon xale buy bëree ak mag xale bi mooy wuti mais dafa mel ni Zoss le contraire la def moom dafa ñëw dox sa kaw bëgg a abréger combat bi mais yow est-ce que da nga amoon détermination pour jeexal ko ak kaw parce que moom nga def isaapu yi ndax loolu lu bees la loo bëgg a indi wala daf la dab ci biir combat bi. non du question la may indi rek ñun moom xam nga ku xam Igri Wala xam na ñun làmb rek la ñuy def boo amee ay coach yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañ lay préparer yéene la da ngay préparer lépp rek muy xeex muy bëre ñun lépp la ñuy préparer physique ak lépp ba lu ñu xam bu combat bi gaawee neex na bu yàggee neex na bu ñëwee xeex neex na bu ñu bëree neex na. mais est-ce que xamoon nga ni Zoss day ñëw. waaw xamoon nañu ne day ñëw nag. jikkoom la waaw xamoon nañu ne day ñëw. waaw du mbër muy xaar. waaw ndax xam nga rek waaw. noonu la waroon demee daal mu demee noonu. dañu sant yàlla mais ñun dañoo am problème. dañu xamul loxo bi la. gis nañ docteur bi di faj bët bi bon lan la quoi bët bi la wala fan la. non bët bi la ba fa gaañ ci bët bi nag maa ngi koy masawu bu baax a baax waaw maa ngi koy masawu bu baax ndax jantal grand la ma ko. tay abal ma la pataake. loxo la pataake rek yàlla xam na ne xam nga làmb la rek. wala loxo bee diis. waaw xam nga mooy loolu liggéey la rek. xam nga Sala moi je crois que même si disposition bi nga bëre Issa Pouye moom nga bëre parce que bi ngay kaw Issa Pouye da nga def changement de pied indi sa pied droit si ginnaaw tey moom nga defaat donc loolu sa point fort la ou bien yow loolu yàggante noonu. waaw loolu sama point fort la wax dëgg yàlla nit ku nekk da ngay am mënin loolu sama mënin la ñu ci sant yàlla rek di ko def mu xam mu ñuy jig diñ ci am ndam dañ ciy sant yàlla rek mais teewul tamit su ma xeexee mu neex su ma bëree mu neex. loolu xam naa dara. waaw topp naa ko Mbapat. topp naa ko arène topp naa ko Ibamar topp naa ko fii bu xeexee mën na ko bu bëree mën na ko parce que aussi ñi ko yor ku mel ni Lirou Diane ku mel ni ñoom Rone parce que Igri Walo dañoo am ay mbër seen biir te ba pare image bi ma gis naa la ko début moog la de guerre contact bi ma gis ñoom ñaar ñu def ko non franchement. gisuma woon ni ci affaire gis naa ko nee naa la Aliou Seye dañ ko sóorul ci trajectoire am parce que heure bii waroon na dépassé fii parce que ñi mu àndaloon dañ ko jiitu mais tardé wul donc combat bi pour man sa combat la je le dis ouvertement c'est pas le combat la jox tey yow mu remercier waaw damay remercier xam nga sama seex sama xarit Zil Diène ñoom Daouda Diop ñoom Seex Seen wax dëgg yàlla ay am na dënn lañ mais wax dëgg yàlla lépp lu may def muy signature muy open presse muy lamb ñoom dañuy teew
xam nga sama gars yëpp maa ngi leen di bëggee di ziar nag waa équipe Waalo bu baax a baax a baax di gërëm sama grand Lirou Diagne sëñ Samba Ndour Touba maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla xam nga seetaanuma benn yoon te lépp rek yàlla ak jëmm ji la moom moo tax te ma leen ciy dolli lenn ziar waa équipe Waalo yëpp ma lay dolli lenn heure bu bëree ba daan ñun magi géwél yi kum ci taseel yëkkat na ci relique am jox la waaye yéen suñu yéen te kuy taral mag yàlla da lay taral suñu papaat am lépp lekk dama koy wax am lépp lekk lépp laa wóorul def loolu du ma ko wax am lépp lekk lépp wóorul yéen ci ngeen bokk mais félicitations en tout cas oui Lat Diop xam nga waa Guédiawaye yëpp monsieur le maire Aline Sall Boy Deba xam nga Cheikh Dieng xam nga Mor Ndiaye directeur Serigne Madeleine xam nga Moo Ndiaye Mor Ndiaye waaw xam nga di sant ñëpp rek su ma limee damay juum xam nga Modou Gueye coalition leneen xam nga jàpp na ci waaw ambiance baa ngi daj mais jërëjëf Aliou Seye numéro 2 Lirou Diane Lirou ñëw yow dimbali ma rek xaaral ñuy génn bàyyi ko fils combat bi dafa mel ni tey dinañ teel a génn arène nationale bi 19h39 bu gaawee rek neex bu gaawee dina ne parce que 6 combats quand même c'est raisonnable waaw vraiment mais 10 combats tey ak chronogramme bi heure bi dañ la fekk au moins ñu nekk ay 4-5 combats mais avantage bi tey mooy lan di limiter combats yi macha allah da ngaa soof yow toogal kenn mës a gis lii lu la neex waxal waaw gannaaw ma sant yàlla sant sang-sang yi mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant waa Sénégal yëpp rawatina as ndaw borom ndikku maan ak waa Guyaar transport ndaxte léegi yàlla damaa dimbali ma yor sama sponsor bopp yoo xam ne ni damay ñaan yàlla mu yokku lu ko dalee Guyaar transport yaa ma ak transit ndikku maan kon ak yeneen fast food yoo xam ne maa ngi seen ginnaaw mais yow ci lan nga nekk waaw xam nga question meng sama nit la dama ko yàgg wax ne lamb moom mooy lamb mais mu warul tëgg combat yu toll nii te neewul Yawou Dial premier combat yi yow la dafa lan Macky Sall loolu la bëgg Sénégal yëpp combat yi Yawou Dial lañ bëgg. mais est-ce que yow am na adversaire. bëri naa dimanche bii passé ma daan kaw la maa nga ñaari victoire le 14 juillet dama daan le 14 bii passé ma daanaat kon Sénégal fii la gars yi na mar sama combat. actuellement koo gis ko war a bëreel. waaw xam nga Lirou Diane dama ko xas a niinnu ndaxte Lirou Diane bu nee cur lii moom di sori te man su ma nee cur dinaa lii ma fàtte ñu ma daan. mais Lirou Diane léegi bu jógee lu tax ñoo wax ko. waaw non xam nga ko ba ànd ak mbër. dama ko bëgg a kiree mais yow. waaw yaa ngi Lirou dégg naa woo nañ leen CNG. waaw pour affaire boobu amoon quoi seen diggante. waaw expliqué ñu ci tuuti nan la demee woon. waaw CNG dañu ma ne comme ni ñu ko tuddee woon drapeau. waaw yow am gars yi xam ne ko seere woon. ñu lay woo. yow jërëjëf. waaw ñu lay woo ñu ci combat bi. waaye ngañ jaay waay. seen yow télévision bi yàlla yokk. amiin jërëjëf jërëjëf waa les 2 lutteurs xam nga mbër yi préparation bi nii ñoom ñaar sax gis naa ñu daw. ñaari lutteurs yi ku nekk daw xëccoo am loo xëccoo ak sa morom. waaw d'accord waaw ñaari mbër yaa ngi ci géew gi. di Pakala bu Mbour ak Forza bu Fass. Pakala nag xam nga ne nekk na tamit koo xam ne am na moom lu toll ci 14 combats am 11 victoires am 2 défaites ak benn nul ndax moom Pakala moom moo daanu Xelkom Pakala daan imposé Pakala daan Youssou Souaré Pakala moo daan Malick Fall Pakala moo daan Alioune Diouf Pakala moo daan Ndiago Sarr 2 Ndiaga Sarr 2 Pakala daan Pape Fall Matar Gueye Boy Naar Forza ak Elton moom Pakala Abdou Diouf moo ko daan ak Gris 2 mu def match nul ak Bismi Bismi Ndoye Pakala kon loolu moo nekk ay kii Pakala nekk mbër boo xamante ne nii jàpp nañu ni li nga xam ne moom mooy champion dëgg la ndax nag nekk na champion waaye tamit cas particulier moom dafa mel ni gars yi di ko moytu moom Pakala dañuy def une minute de silence pour ñu jagleel ko Mbita Ndiaye. waaw effectivement champion parce que moom champion la woon ci lamb ji. waaw Mbita Ndiaye après ñu ñëwaat ci ñu ñaanal ko palmarès su ki nga xam ne moom mooy Forza. Une minute de silence à l'honneur de Mbita Ndiaye. ni mooy ñu ngi ci li nga xam ne mooy combat bi Sall Bigué je pense que une minute de silence ñetti xulaa ko gën wax nañ ko ba sonn une minute de silence laa xamul fu ñu ko jëlee kon yal na yàlla xare àjjana Mbita Ndiaye yal na ko yàlla yërëm doon sunu kilifa doon sunu papa du sunu xarit du sunu mag du sunu lépp di ko jaar doomam bu ñuy wax boogaa xale boo xam ne bii dëgg yàlla fu mu toll ndeñu kii ñaari mbër yi
tey Omez ñaari mbëri seen jaar-jaar d'abord ku ci ne da nga raté combat yoo xam ne mooy sa combat relance Forza dafa raté Jordan raté fa kii mu am tey Pakala raté Abdou Diouf raté ki nga xam ne mooy Gris 2 ñaari mbëri te dafa mel ni ñoom adversaire potentiel bi leen boole mooy Abdou Diouf. waaw Abdou Diouf dafa daanu Abdou Diouf. voilà moom voilà. effectivement li nga ñu wax dëgg la parce que dañu raté ñoom ñaar ñëpp seen passage. maanaam dañoo raté dañoo manqué combat yu war a woon manqué. donc en effet boo gisee seen parcours benn adversaire commun lañu am muy Abdou Diouf. Abdou Diouf lañu am. comme adversaire commun Forza am na 10 combats. waaw 10 combats la def moom nag am na 8 victoires ndax moom Forza moo daan Djilor daan mitrailleuse daan Modou Awa daan Abdoulaye Wade daan Kharim Ndiaye daan Super Étoile daan l'an 2000 daan Abdou Diouf waaye tamit moom am na ñaari défaite ndax Pakala mii moo ko daan ak ki nga xam ne moom mooy Jordan ñaar yooyu mooy ñaari défaite am Omez. waaw effectivement donc la fourchette impliqué tey une convergence moo leen daje moo leen boolewaat. donc revanche la. te tey combat de revanche la mais ni ma gisee ñoom ñaar état mbër yi ñoom ñaar ñëpp physiquement liggéey nañu pour ñëw si combat bi. mais attente bi nag mooy fi ne nii tey lu ñuy xaar ci ñoom parce que ku ci daanu tey yërëm naa la. mais ku ci daan nag di nga mën a amaat relance donc li nga jox relance mooy sa relance su carrière tey. Alaaji Sall Bigué. waaw xam nga man damay ñëw ci staffu Pakala. waaw da ngay gis Gris Bordeaux da ngay gis Tafa Gueye nga gis Fass ni ñu indee tey ki nga xam ne moom mooy Forza. Forza oui. parce que Forza tey dañ koy indi. xamal ko ne leen combat bi waroo ko ñàkk. combat capital la ci moom capital la ci ñoom. ay règlement de compte la ay règlement de compte. non seulement Forza bul fàtte ni Gris 2 mooy lieutenant Forza. ci làmb di muy rangé woo. te dafa daan kii di Pakala léegi nag Pakala daanoon Forza dañ ko ne nag combat bi amoo droit ñàkk ko parce que bu fàttali ko barki Demba Ndiaye Gris 2 moom moo daal ki ngay deseel. tout à fait kon donc waroo ñàkk combat bi. combat de relance la combat capital la pour ñoom ñaar. mais mooy ni ko Alaaji Gagne waxee rek. ku daanu wurti di beneen métier. donc man li may conseillé Forza mu am une maîtrise en soi mu am une certaine sérénité parce que bu toppee xeex bi ñoom ñaar ñëpp dañu nekk ay champion yoo xam ne c'est beau nekk défendre na couleur équipe nationale. c'est beau. ah mais y a l'ambiance. mais que de feu c'est de feu. et puis on dirait que nous sommes au 30 décembre. et puis pratiquement loolu laa doon bëgg a wax ñoo ngi dugg vers décembre. donc fin d'année. donc su ma nekkee ne joyeux Noël. donc je crois qu'aujourd'hui tey ñoom ñaari mbër yëpp tey lii war a nekk motivation pour ñoom. pas en français. et Boubacar Diallo joyeux Noël. donc je dirais que chers amis qu'aujourd'hui nous avons un combat extraordinaire que tout le public sénégalais et le monde entier attendent aujourd'hui. Donc on a vu un Pakala déterminé à prendre aujourd'hui sa suprématie par rapport à son combat de l'année 2012. Le coup d'envoi est donné. Le coup d'envoi est donné. Pakala Forza arbitre sifflé na. Donc le coup d'envoi est donné. Pakala attaqué na ko soog na ko bi ngi door ñu ngi doorante tentative Pakala boot na ko Pakala daan na ko lu xew Forza daan na ko parce que dafa jolol attaque bi amul c'est le combat de la revanche mu jolol ko dugal ko bras gauche Forza àll bo dogo ko doon ko mbot Forza wax naa la ñoom ñaar dañuy jaar équipe nationale. donc ñoom ñaar dañuy mbapat. donc bëre mbapat bi wax naa la tout au début il faut mu am une maîtrise en soi il faut mu am un retour au calme il faut mu am li ñuy wax comment ça s'appelle une certaine sérénité. mais tey Forza loolu la wane tey. mais geste bi neex na ma trop. waaye Forza moo daanu. moo ñëw accolade ko. non c'est les champions c'est les champions. c'est deux champions ay fraction de seconde. et c'est très important. loolu moo leen di sport fu bëre sport la. sport la fair play la parce que nag bëre dafa war a dajale combat rawatina sport wala dajale wala boole wala dajale. man dama ne tey Pakala dafa dem ak une extraordinaire confiance. waaw confiance bu ëpp la. respecté gu loolu parce que dafa yaakaar naa day ñëw waaw. mais nag jàpp naa noonu la mu doon bëree. xamal nga ñoom ñaar kenn amul droit reculer. te boo dee xool runkum daje. waaw xam nga runkum daje bi ñoo indi si parce que ñaari luur la ñu. bu ñu puusantee rek force bi ci bi ëppee. donc un bon encadrement. ñu war a liggéey sur la projection.